jaa ngeen jëf ci seen ànd ak ñun ITV ñu amati mbégte bu mag a mag tey itam ñu ñëwaat ànd ak yéen ci seen émission tout terrain nag buñ ko waxee wàllu terrain la ñu wax maanaam génn ci biir réew mi dajeek askan wi xam lu ñu jonkonteel ci wàllu jafe-jafe dëgg la wante itam lépp loo xam ne mën nañ ko partager ak Sénégal ak biti réew jëm ci li ñeel Sénégal mu nekk luy dox ak lu doxul tey nag ñu am mbégte bu mag a mag ñëwaat kon ci ITV war a waxtaanee Ndayane ñëpp xam na ne ku wax Ndayane wax wàllu napp gi nekk liggéey bu am solo bu baax a baax ci dëkk boobule tax ba yàggut dara président de la République Macky Sall daal di fa lancer ay travaux ab port bu am solo foofulee ci Ndayane ñu profitoo nag ci loolee nu ñu koy waxee ci sunu liggéey prétexte boobule ngir waxtaanee Ndayane tolluwaay wa lan mooy dëkk boobule lan la ñu war a jàpp ci Ndayane muy kon ab enquête di enquête bu yaa boo xam ne bu am solo la bu ñu leen di dégtal bu si kanamee ngir ñu dajeek askan wi daal di waxtaan ak ñoom rawatina ab portrait bu am solo jëm ci Ndayane taskatu xabaar nag bi ñu ko defal ni ñu koy faral di dalalee saa su ne ci tout terrain Assane Gueye nuyu naa la Assane Gueye. waaw ñu ngi lay fay Ousmane Gueye di la ziar. di la delloo ziar di la dalal bu baax a baax bu weesoo li nga nekk sama doomu baay journaliste de qualité nga bëgg lu bëri wàllu terrain di enquête du yàgg incha allah bu ñu noppee ak yow daanu jox kaddu gi itam Mamadou Diagne nuyu naa la Mamadou Diagne. nga nekk sunu invité ci bile numéro tey ñuy def Ndayane ndax xam na ne ku wax Ndayane itam wax jeunesse bi di ndaw ñi nga bokk ci conseil de la jeunesse foofule ci Popenguine Ndayane nekk itam kuy yëngu bu baax a baax foofule rawatina ci mairie bi daal la jox kaddu gi bu si kanamee wante laata loolu bien entendu Assane Gueye rek bu weesoo liñ fi waxtaanee di solo bi nga xam ne Ndayane am na ko ci wàllu napp ak port bu ñu fa lancé déjà ñu ngi xaar mu pare ndax mën nga ñu wax rek très rapidement lu tax en tant que journaliste Ndayane soxal la ci enquête bi ñuy seetaan bu si kanamee. waaw kay jërëjëf Ousmane ñu ngi lay nuyuwaat encore dañu fa dem ndax Ndayane soriwul dara mi ngi fii à 50 kilomètres de Dakar ci littoral bi sur la Petite Côte dañu fay amal un port bu bees et cetera nee nañu dinañ fa diigal 1000 milliards c'est mooy investissement ci port bi ak tout ça parce que port de Dakar dafa xaw a saturé dafa yàgg ça date de 1864 Pinet-Laprade tubaab moo ko fa defoon yàgg na ak tout ça léegi dem nañu Ndayane dëkk bu en fait ay nit ñu am jàmm lañ fa gis dëkk bu discret am na ay waykat yu ko way fi ku mel ni Omar Pène d'ailleurs ci reportage bi nañ ko dégg xale bu demoon géeju Ndayane xol baa ngi nii loolu yëpp Baye Omar wax na ko le président Senghor moom tamit bëggoon na loolu dëkk boobu nekkoon poète bëggoon lépp lu jëm ci nature ci meññeef. très bien d'ailleurs le deuxième le palais le deuxième foofu lañ ko def muy à Popenguine ak tout ça daan doxantu lu bëri ci dëkk yi parce que vraiment Ndayane ak Popenguine c'est des frères ou des sœurs siamoises ak tout ça benn dëkk la booy xool beneen mbir mi Birago Diop en fait tudd na ko ci ay léeb yu mu doon bind maanaam dëkk bi nga xam ne dëkku nappkat la ñi nga xam ne ñu am jàmm et puis aussi am féex boo fa ñëwee dafay mel ni nekkuloo Sénégal bu fekkee yaa ngi dund Dakar parce que Dakar dafa bëri mécanique ay oto yu bëri ak ay saxaar wala c'est ça voilà ça en fait il y a beaucoup de pollution dëkk mu nekk dëkk bu rafet ak tout ça mais le port bu ñu fay def avant ñuy jox la parole à l'invité nee nañu ñoom ñëpp bañ leen laajee nee nañu que vraiment am nañ ci yaakaar en termes d'emploi ay perspectives yu ñëw ñoom dinañ ko waxal seen bopp mais aussi am na ay problèmes sur le plan écologique maanaam études yi gisuñu ko impact écologique li ñuy wax yooyu yëpp ak tout ça parce que foofu
écosystème bi maanaam nature bi ak yooyu dafa xaw fragile. lu ko bousculer dafay yomb moo tax boo fay def un port sur plus de 1000 hectares il faut nga jël toutes les garanties loolu daal moo ñu fa yóbboon muy dëkk bi nga xam ne vraiment féex na lool ñi ngi conseillé d'ailleurs suñu mbokk yi ak tout ça ñu fay doxantu souvent parce que am na lu bari loo xam ne li nga xam ne du gaañ bët mën nañ ko fa gis. laata nag ñu lay jaajëfal ci reportage boobu le faw ñu seetaan ko Assane Gueye muy ab enquête bu yaa bi nga def foofule ca Ndayane ci diwaanu Ndakaaru ñu déglu ko laata ñuy gisee waat wéyal sunu waxtaan. mbokk yi safo ITV tey tout terrain dikkaloon na leen fii ci Ndayane féete diggante Popenguine ak Toubab Dialaw magu dëkk bi ñoom wax nañu ni dëkk bi am na 300 at mu doon nag lu yàgg na itam bi Omar Pène wayee xale bi demoon géeju Ndayane xol baa ngi mu di dëkku lébu dëkku nappkat ñi fi ëpp kon ci géej gi lañu yëngatu. ñi fi dëkk limu nañu ci lu toll 10,000 gaal yi ñoom seen lim xayma nañ ko ci juróom-benni téeméer. Ndayane di dëkk bu dal am na jàmm ak salaam feexu jaww gi ak géej gi mi ngi upp ndeyjoor ak càmmoñ. kon nag woy wuy këpp gaal kenn du ko woy ci tefes ba ñu ñëwee fii am na lu fi xewoon mu di lu metti lu ñu fi jot a nettali ay saay-saay ak i samba boy nga xam ne ñoom dox guddi rekk mooy seeni mbir ñu doon sàcc nag jur fii ñoo fi jotoon boom nit ku baax nitu yàlla di woon ilimaan mu doon nag lu ñaaw lu fi xewoon am na 20 at ca gannaaw dëkk bi ñoom fàttewuñu loolu ba tax na ñu ngi laaj kaaraange gu mën a sàmm seen dëkk bi nit ñi ak seeni alal. Ndayane nag dañu fi ñëw ndax fii lañu wax lañuy tabax port bi nga xam ne moo gën a rëy ci Afrique sowu jant ndax daañu fi diigal 1,000 milliards ci suñu koppar. liggéey bi waa Dubai Port World muy DP World ñoom ñoo koy amal te ci bopp bi ki nga xam ne Sultan bin Sulayam moo ci nekk. mébét gu rëy gi le nag du ñëpp ñoo ci ànd ndax am na ñu ko l'opposé ñooñu dañoo jàpp ni lii di port bi jant bu taxawee dana alak alam bi lii nasaraan di wax écosystème. jamono yi may gëstu ci wàllu foofu écologie bi foofu dafa am ay pas yu ma expliqué ne ma Senghor ay temps le port du futur ba mu koy bind daf ci tegoon ay kàddu mu ne port bi dinañ ko def mais dañ koy def ci géej gu góor gi ñu ne ko fan mooy géej gu góor gi mu ne mooy diggante Dakar Saint-Louis ñu ne ko fan mooy géej gu jigéen ji mu ne diggante Dakar Joal mu ne Dakar Joal zone boobu jën yi yeeg produits yi ñu am ci géej gi yëpp zone yooyu la ñuy reproduire parce que kii yi bassin versant yi de Bandia ak yeneen secteurs yi bu tawee ndox yooyu ñuy indi la seen affaire yi soxla affaire yi soxla ñoom dañ daan ñëw dugg ci dex yi voilà ay mangrove ak tout ya nga fa woon mais tout a été enlevé. waaye dëkk bi ñoom mel na ni dañoo mànkoo wax benn wax ci njëriñ ak ngirte bi nga xam ne port bi mën na ko jur. mag ñi nekk ci suufu mbaar yi te ñoom sax dematuñu géej kuréelu ndaw ñi
ak association yi waxambaane yi nga xam ne ñoom ñi ngi dawal Jakarta nappkat bi di waaj dem géej te toog di ràbb mbaalam jigéen ñi képp koo ci laaj daal mi ngi am yaakaar ci projet bi ñu war a jëmal fii ci dëkk bi diiru 4 wala 5 at lu mu gën a yàgg. port bi fii dégguma ku ne bëggul de ñëpp ñoo apprécier ñëpp wax nañu ne waaw am nañ si yaakaar même bu nu si liggéeyulee suñu rakk yi mën nañ si liggéey suñu doom yi mën nañ si liggéey suñu sët yi mën nañ si liggéey yoon woo xamante daal dañ ko faaxa xamaguñu nag yàlla daal moo xam kan moo si am sens ba nga dem si. port bi li mu ñu mën a andil semence bi dina fi wàññi ko même suñu gaal yi sax li muy béré dinañ dem ba dootuñu am ku ko yóbbu parce que bu boogaa ñëpp dañ siy liggéey te port bi encore bu fi sampoo xéewal la si ñiy dem géej parce que li daa mu doon xéewal bu boogaa jën bii ñuy wax dafay dem toog dafay produire dafay jur bu jur am nga jën fu mu jur rek day déplacé mu dem doom yi ñoo fay des bu doom yi màggee dañuy génn dem bu boogaa jën woowu bu duggee ñu am possibilité dugg si biir port bi mbaal ka génnaat te du ñu yàqal dara port bii daal saway njariñ kese la njariñ kese mais nag lii olof yi nag galo ba jotu ciment danaan dafa wex moo dal ñeneen ñi xamul waaye lii ku mu dal si sa kaw sant yàlla rek la mën a doon si yow. port bi day ñun yaakaar bu mat sëkk lañ ci am bu tooy xepp parce que comité d'initiative pour le développement de Ndayane yàgg nañ ci taxaw yàgg nañ ci dox ba ñu waxi port bi si la ñu dugg dëkk bi def sensibilisation wax ak nit ñi laaj leen seen xalaat ba ñu gis ne port bi mën nañoo amal njëriñ donc nañu nangu projet port bi am bien vrai que am na ay inconvénients parce que lu amul inconvénient amul mais jàpp nañ ne avantage yi moo ci ëpp moo tax ñu mujjee nangu projet port bi. si port bi moom lañ yaakaar ndaxte ñun amuñu lu dul suñ port bi tamit moo tax ñun tamit ñu fas yéene jàpp si moto yi ba keroog yàlla di def port bi di pare ñu fas yéene see liggéey quoi. xam nga boo ne projet boo xamante ne moo gën a rëy si Afrique gën a rëy si Sénégal ñu installé que sa dëkk d'abord mbégte la si yow mais li ñuy xaar mooy lii dal nan la tudd waa Diass parce que Diass gis nga ne dañ fa installé aéroport mais boo xoolee profité wul jeunesse su Diass ñu si bëri lu ñuy ñu fi loolu nag bëgguñu mu dal ñu te loolu ñu ngi siy interpellé surtout état bi même bu fekkee ne autorités yi ñu ngi siy def ay jéego parce que boo xoolee si pose pierre bi les autorités ñu ngi lëkkaloo ak waa port ak état bi pour que ñu samp fi benn centre de formation d'ailleurs centre de formation bu portuaire bu nekk Dakar wax nañ ne dañ koy transférer fii si commune bi donc loolu déjà c'est quelque chose quoi parce que il faut ñu anticiper si formation jeunes yi comme ça ñu mën a profiter aussi si port bi. yaakaar kon landina fii ci Ndayane marché mën na neex kon saa bu liggéey yi noppee keroog nag ba ñu ñëwee Ndayane jigéen ñi lañu fa njëkk a gis ci tefes géej gu kaaya moo waral ñoom ñu toog mel ni dañoo sëngeem dañoo toog bank seen loxo ndax gaal tëmbul géej gi nag moom saa bu demee ni saa bi nga xam ne neexul dafa mel ni ab sàq bu lakk ndax jën moom doo ko gis fenn jigéen ñi ñoom ñi ngi wéy di nekk ay jàmbaar ndax li leen yitteel mooy jàppale seen borom kër ak góor ñi ci biir kër gi ak def lépp li nga xam ne moo waru ngir daal njël mën a mot sëkk xaw nañu jaaxle waaye saalituñu benn yoon ñi ngi wéy di wéy seeni wéy di xaar jamono bi nga xam ne dina gën a neex.
teel a xëy guddee wàcce amay suñu góor yi bu ñu demee dóori waar rek ñu topp si ñoom rek nekk ak ñoom rek ba bañee jaal yi jeex ñu ñibbi. waaw ñu fi am de ñu ngi góorgóorlu di liggéey góor ak jigéen fi taxawaalu amu fi muy ndaw muy mag ñëpp dañuy liggéey ndax jàppale suñuy borom kër jàppale suñuy njaboot rek moo ñu tax a xëy si fi. ñun ñëpp dañuy booloo di lakk keeca bu jën amee lu lakk ñu xolli ñu weer. Tamba Jang itam noonu am na sax ñu fi nekkul ndi nga ñàkk liggéey bi moo tax fan yi géej gi dafa ngelaw moo tax jën amul moo li demuñ géej bu neexee moom dañuy gis suñu bopp am lu ñu yóbbu kër ga. fan yi temps bi moo normalul depuis 3 jours gaal yi demuñu géej dafa ngilaw ba pare asamaan si dafa xaw a lëndëm bu defee noonu gaal yi du ñu mën a dem géej suñu demee géej du ñu jàpp jën seen fere yi day diigaan. xam nga rek nu toore xaar xam fan yi moom doon nañu dem comme frigo yu daan yebal fii yebay dañuy dem Ndar suñu demee Ndar gis bu mag boobu bu fa amee comme man mi damaa yoroon frigo du yeb sama collègue bi dafa yoroon frigo du yeb suñu demee ñu woolee ñu ebal nu quelques caisses suñu ñëwee ñu andil nu fii nu jaay baana yi di jaay ku si jaay boo si amee téeméer 1000 francs nga yóbbu kër boo demee nga dool la ko si biir kër ga bu subaa nga ñëwaat. ca gannaaw tuuti dëkk bi meloon na ni li nga xam ne dafa tëju wante gis nañu fa ay yoon yu bees yi nga xam ne ñi ngi ko fay xotti jàpp Jalaaw jëm Popenguine xanaa kay ay chantier yu yàgg te bari poussière mooy li nga xam ne mooy gàkkal liggéey bi. géej gi moom ngelaw na te moom rek bay xool moo fi nekk moo tax nappkat bi fépp fu mu mënti toll mi ngi waajal boppam ngir dellu géej saa bu dal amee. Ousmane Thiom wax na ak ñun ci liggéeyam seeni campagne yu ñuy amal fii ba Jifeer ak dëkk yu ko wër wax na tamit ci njëgu jën bi wax na tamit ci loolu ñuy tuddee mbëkk mi Barça wala Barsax nga xam ne nu mu amee ci yeneen dëkk noonu daal lañ ko fi gisee woon waaye fii nee nañu nu mu taree feneen melul noonu fii. non auparavant amoon na fi quoi mais la plupart moom gars yi ñu ngi xam nga ñu ngi jël seen wërsëg fii quoi am na ñoo xamante ne tamit bëgg nañ ko quoi mais tey jii am na ñun moom wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla quoi ñu ngi fiy jot suñu wërsëg toog gérer xaar yàlla quoi. boo demee Jifeer am na ay waa Ndayane Joal Palmarin Missirah Kafountine yëpp ay gaalu Ndayane yoo xamante ne fii lañ jógee dem di campagne quoi. napp bi temps yi moom neexul quoi parce que affaire bi dafa xaw dugal gaay quoi fii weer wi toll noonu jën du am quoi mais bu weer bi di commencé di génnewaat noonu foofu jën day amaat quoi moo tax benn instant bi ñu xaw a taxaw nii quoi daan nañ béy mais léegi béy amatul quoi léegi géej gi moo nangu lépp quoi. xam nga li ñuy jooy mooy des fois prix bi quoi prix bi parce que fii paan la ñuy nattu quoi des fois bu jën amul ni di nga jaay paan 15000 paan 12000 13000 des fois bu jën bëree nag dañuy nekk am nga ay 8000 ay 6000 mais fekkoon ne prix bi toog na benn place quoi moom dina baax quoi. ba am ndey ak ku amul ndey dañ fi nekkoon. ñu fekk ko ci mbaar mi wax nañ ko góor gi moom dematul géej waaye waxtaanam weesuwul tefes gi géej gi xeetu jën yi nga xam ne am na fii ci seen dëkk bi ci seen géej gi am na fi it lu ñuy wax mbàkk na moo di baleen nga xam ne te moom daal baleen boobu ay mbiram yépp mooy fu jën yi dem rekk mu topp leen. boo demee ba mënatoo dem say doom na la toggal loolu mooy retraite léegi desewul dara lu dul toog fii tefes gi gaal bu teer nga dem téye ñu jox la 2000 wala 1000 francs bi ngeen dajalee bu ngoon yéen mag ñi fi ne ngeen xaaja kooka ku ne ñibbi sa kër. bere yoon na jën te ba léegi sax am na jën mais jën bi comme nit ñi rek la mel jën bi day clandestin des fois mu dem des fois mu ñëw bu demee nag ñun dañuy déplacer fecc
bu ñëwee ñu ñëw toogaat. jën boo yaakaar ne rek nit dina ko lekk si géej rek mu ngi fi. yaboy am na fi coof am na fi jarañ am na fi kooci am na fi yaax am na fi sédda am na fi doy am na fi banda am na fi dooraat am na fi naawaan aussi am na fi tiki am na fi tiki moom la ñuy wax yuufuuf am na fi xeetu jën boo yaakaar ne nit dina ko lekk rek am na fi. am na benn waay bu ma déggoon si télé mu di ko wax suñu benn booy bu dëkk fii ak ñun Pape ñu ko Pape Ndiaye mu ne laa jamono yële ay at si gannaawoon fii lañ doon toog ñu gis mbaakande yi di ñëw di nen se fii moom daa jur mbaakande du nen baleen du nen day jur te dafa am période bu muy jure baleen boo ko daan seen si géej rek da ngay xam ne géej gi am na jën nit nag booy wax da ngay wax si li nga xam bu ëllëgee buñ la laajee nga man si wax loo xam mais nag bu fekkee ne nit dafa laaxu sa ginnaaw pour la wax loola donc li mu lay wax loo da nga koy maîtriser baleen yi ñu ngi fi ba léegi c'est que ni heure bi ñu daan ñëw buñ boo toogee fi nga seen baleen fii rek xamal ne jën baa ngi teer si boo ko gisee fii rek neel jën baa ngi teer si boo ko gisatul nag neel jën amatu fi baleen jën lay topp bu jën amee mu wàcc bu jën bi wàcc see mu ñëw wàcc see pour xewlu si bu jën bi jeexee mu yéegaat waaw wala mu dem ba période benn bi bu fekkee ne yaboy bi dafa ñëw fii si sef yaboy mërëg boobu bu ñëwee wàcc sa tefes bu ko soxlee day ñëw rek taxaw toog di kaar bu ñëwee mu af dugga seen biir af la fi yëpp dugga mu génne ndox mi mu dem. Ndayane mi ngi xaar port bi waaye am na mbir bu nga xam ne mi ngi woy fii te mu doon lu metti ñu nemmeeku ko ci wàll bi nga xam ne ñi ngi ko dippee Tilène duusu géej gi moom mi ngi dal ak doole di wann dëkkuwaay yi ab lépp li nga xam ne moo fi taxaw Alaaji Nduur moom fii la gane jamono mi ngi ñuy joxoñ ba noppi di ñu wan jeexital yépp yi nga xam ne géej gi def na ko fi te ñoom sax jamono nawet la ñuy gën a am tiitaange gën a sonn ci li nga xam ne moo di géej gi di randu géej gi rek xam nga géej moom parce que mën na ne chaque an bu nekk day am lu muy dox day am tànk bu muy jéggi waaw peut-être géej gi moo def ay jéego ba vraiment jël kër gi mais kër gi man moment bi ma ko xam parce que man fii depuis presque 64 ci laa juddoo ci kër gi fii mais boo kër gi bi ma dee ba ma màgg ba xam ba ràññee boo kër gi yeggoon na fi nga taxaw sa gannaaw kër gi yeggoon na fi nga taxaw sa gannaaw léegi nag affaire bi lekk di ñëw mu ñuy puus ñun tam ñuy gën a ñëw ba mu toll fii daal mais vraiment yàq-yàq moom bu nawet jotee non bu nawet jotee dañuy am problème bu ndoxu taw bi di ñëw ndoxu géej bi di ñëw quand même dañuy parce que parfois day dem ba day dugg ci biir kër gi sax ndox bi day dem ba day dugg ci biir kër gi ni mu mel nii bu nawet jotee bu géej gi fees day dugg ci biir kër gi waaw bon nga xam ne bon affaire bi approché noonu bu baax quoi waaw. amul pexe bu leen ci wax. waaw pexe bi mooy comme li xew ci àddina bi rek foo mën a jooytu ndimbalit nga jooytu ko fa mais yaakaar nu ko lu dul jooytu ko si kilifa gi ñu dëkkal moom it mu jooytu ko fa mu ko war a jooytu parce que moom lañ fi yaakaar quoi muy le monsieur le maire waaw si moom la ñu war a jooy alors moom tey mu seet ku ko dimbali mu dimbali ñu quand même daal vraiment bu ñu mën a jàppale ci fii daal nit ñu ko mën a aarale ba ñu toog fii alors motal suñu jaamu yàlla ñun gënal nit ñi. Ndayane am na beneen mandarga mu di ay moto jakarta yu tàmbalee bëri fii ci dëkk bi donte ñàkkuñu pexe ak géej bi nga xam ne mi ngi fi guddeeg bëccëg ndaw ñi ñoom ñi ngi tàmbalee song bu baax a baax lii di moto jakarta yi. jafeñ-jafeñu ndawu dëkk bi ak yeneeni ndawu réew mi fii ci Sénégal daanaka yëpp benn la fii bu géej bi yàqoo wala doxatul liggéey yu bari ñoo yàqu ba tax na bu weesoo gaalu looco yi dawal Jakarta moom daf fi xew te ndaw ñi dañu ko tàmbalee song bu baax. damay liggéey ci moto yi en même temps di liggéey ci géej gi am na ñoo xamante ne dañuy fixé ci moto yi am na ñoo xamante ne tamit dañuy dem géej di teer
di ñëwaat si moto yi. non ñun passant lañ ko jàppee rek waaw xam nga nekk si dëkk bi tamit toog bañ a liggéey mooy loolu baaxul quoi mais dañoo jàpp ne fii nii mën nañ jàpp si moto yi ba yàlla def port bi pare ñu am si luñ téye. Jakarta Jakarta mën nga see suturlu quoi xam nga boo wàccee journée 2000 en même temps tamit mën nga see joxe dépense en même temps mën nga see faj sa soxla. fii ak Popenguine mën nga am 300 mais am na foo xamante ne da nga koy dem si Popenguine téeméer la Ndayane fii tamit 300. essence bi moom yokku na 450 wala 420 mais fan yële moom daan na jar ay 400 rek wala 370 90 choc waaw da ciy am de ba ci dëkk bi fii sax da ciy am mais ñun moom dañuy maintien rek xam ne yàlla moo dogal loolu. Ndayane di dëkk bu yàgg coomeen yi ak njoomeen yi ñoom wax nañu ñoo ko sanc kon nag ñoom ñoo ñoloon mu neex dëkk bi ñu ko dëkkee bàyyiwuñ ko benn yoon ndax weer wu jot ku nekk di nga jël ci sa wërsëg def ko fii ci dëkk bi nappkat bi nag moom moo gën a ràññeeku ci loolu nga xam ne mën nañ ko jàppee tabe ak bëgg lool sa dëkk. suñu activité yëpp pêche la te dañuy ay campagnards yu boo demee Jifir ay Joal ay Palmarin dëkk yooyu yëpp ay xale Ndayane ñoo leen développé en matière de pêche quoi waaw bu jëkkoon seen papa yi Joal lañ daan dem après bi ñu dem ba affaire yi kii seen papa yi kii ñoom ñu jël relève yi quoi ñu choisir benn bés boo xam ne vraiment dañ koy contribuer pour le développement du village quoi le 5 de chaque mois bu ñu demee nappi jour boobu bu ñu jëlee dindee seen essence jox leen après li des ci xaalis bi ñu versé ko ci commission bi nekk foofu quoi. au début bi pêche bi di dox dëgg daanañu am benn le 5 boo xam ne on peut récolter facilement 3 millions quoi. après léegi ñu ci investir ñu commencé ci defar jumaa ji quoi jumaa ji liggéey nañu ko bu pare mosul arrêté. loolu aussi bu ñu ko defee chaque tabaski bu ñu réunion dañu ut benn bés boo xamee ne ci la ñuy def ñun ñu yore commission jumaa ji ñu defal leen bilan. malgré ñu ngi tabax juma mais aussi social ci dëkk bi aussi dañ koy def. ñu wéy ak yéen nag ci reportage bi ci lu féete géej ba léegi jàpp këri kaw ba sanc ba fii moom mucc nañu ci géej gi nga xam ne mi ngi dëkkee mer ba noppi di randu ndax ñoom dañ leen fi tabaxaloon benn mur bu tar bi nga xam ne daal dina dox seen diggante ak géej gi. tabax bi ñu fi def nag moom am na njëriñ loolu ndax yaatu na ba noppi dëgër na lii moo aar nag dëkkuwaay yile ndax ba ñuy defaraat palais présidentiel bu Popenguine la ñu sumboon liggéey bi fii ci këri kaw am na ay jamono nati leen rekk la meloon laata ñu fiy def digg bi ngir ñàkk ko am na ay kër yu bari yi nga xam ne géej gi daf leen maasale. Alaaji Ndour ak Ababacar Diouf ñoom tamit wax nañu ak ñun kii wax na ci tolluwaayu napp gi ak lépp lu ci soppeeku keneen ki moom mi ngi ñuy fàttali ni président Senghor am na ay wax yu am solo yu mu waxoon ci dëkk bi nga xam ne daal lépp day dellu rekk ci taaru dëkk bi te bàyyeeku ci gis-gisu mag ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon. yàlla dafa dogal dëkk bi yàlla dafa ñu may suñu waajur yi xam ne ñoo sanc fii suñu maam yi yàlla dafa la may gis-gis ñu nekkoon ñu xam ne dañ doon jaamu yàlla si jaamu yàlla ji ñu boole ko liggéey ñax jariñu maanaam seen yëngu-yëngu yi mu ngi féetewoo si ñaar géej ak àll ba parce que maa daan dégg sama waajur di wax ne président bi nekkoon fii muy président Senghor demoon na ba bind na ko si livre mu ne dëkk bii mel ne Ndayane bu Sénégal yëpp melee noonu kon benn état du sonn ñu ne ko lu tax nga wax ko mu ne dafa taxaw benn bés mu xool àll bi nii mu gis lépp dugub la
mu xëy mu xool géej gi gaal yi mu ne waaw ñan ñoo béy àll bi ñu ne ko waa Ndeyaan mu ne waa Ndeyaan kon ñoo mën si géej gi mais moom si àll bi Senghor bind na loolu si benn livre kon Ndeyaan dañu yaakaar ne que jàmbaar. waaw xam nga géej gi par rapport ak bu njëkk jafe-jafe yi quand même bari na mais nag sant yàlla comme yàlla ñuy may ñu mën a dem di ñëw am lu ñu mën a xewloo suñu wërsëg nañ ko sant yàlla mais géej gi naam meloon bu njëkk par rapport ak léegi nappa gi bu njëkk la gënoon dox si la gënoon neex léegi nag la matériel bi ëpp mais si la napp gi gën a sooxe. waaw man nee naa la du ma ci ñaaw dama ciy rafet njort parce que bu dul man di sama njaboot muy suñu njaboot quoi si njariñ li amaa mën naa ko fekk mais mën naa bu ma ko fekkee sax liggéey bi du demee noonu ci man parce que samay at léegi mu ngi yokk bon yaakaar naa it bu muy daw dara pour sax njaboot ñoo tax nga di ko daw liñ naan ñay bu mbëkk ci dara pour jaar fa njaboot gaa tax mu fay jaar bon quand même port bi sama gis-gis yaakaar naa daal baax na ci dëkk bi baax na dëkk bi mooy xale yi nga xam ne ñoom ñooy ay xale ñoo war a góorgóorlu mën ko jëriñoo ëllëg parce que amaa fi njëriñ la war a génne sax mun na fekk it du ma mën la ma mënoon waaw moo tax ma ne quand même man baax na fi quoi. waaw quand même ñàkku fi mais melu fi comme ni ñu ko xalaatee yaakaar naa bu ma juumul Sénégal daal ñi fa mbëkkul gaw ma dëkk boo dem dafa amul mbëkkat bariwul mais quand même Ndeyaan wax dëgg yàlla melu fi noonu am na fi nag du mën a amu fi de mais comme ni ñu ko xalaat ci yeneen dëkk yi ak yeneen problème yi amaana melu noonu ci dëkk bi quoi. Ndayane am na fi ay bërëb yu taarixe yu mel ni jàkkay Tongoor ak teenu suñu maam El Hadj Omar Foutiyou Tall mu di ay bërëb yi nga xam ne nit ñi ngi ñëw ba léegi di leen seet di leen nemmeeku itam. dëkk bi mi ngi bokk ci commune Popenguine Ndayane toll ci ñetti dëkk am na fi nag benn comité initiative pour le développement bu boole ay kuréel yi nga xam ne yu bari la te li leen gën a yitteel mooy yokkute ak lépp lu jëmal dëkk bi ci kanam. ku dégg Ndayane xam ne dëkk boo xam ne wàllu napp doon na loo xam ne lu fi ràññeeku la comité bi doon na comité boo xam ne ay mag ay ndaw ay góor ay jigéen ay mool maanaam demkatu géej ak ñu demul géej ñu ngi ci kon lépp luy pàcc si dëkk bi loo xam ne mun nañ ko waxtaane rek dañ ko ciy waxtaane ba napp gi fi mu nekk nii alhamdulilahi rabil alamin ñu ngi ciy gis ay jéego yu am solo yeneen secteurs yi aussi ñu ngi dox bu baax. phénomène érosion côtière dëkk yi nekk si wàllu tefes gi yëpp yaakaar naa ne foo si dem am na fa Ndayane si gannaaw gënoon na fi metti mais alhamdulilahi rabil alamin léegi am na tuuti changement maa ngi koy wax sànq place bi ma taxaw nii fii laa juddoo bi ñuy nekk ndaw mun naa ci fàttali tuuti rek yenn saa yi géej gi da daan ñëw jël suñuy sàqet yóbbu géej ñu dabi sàqet yi ñëwaat sampaat bi ñu demee ba année yële passé jamonoy Ablaye Wade fekk ñuy defaraat palais présidentiel lu Popenguine bi si lañ fi defaale digue bi moo xaw a sauver dëkk bi si érosion côtière mais je crois ay côté 2003 comme ça waaw si lañ ko fi defoon donc digue bi moo xaw a sauver dëkk bi des na benn quartier nag côté Tilène quartier ba ñuy wax Tilène fële érosion bi booy xool dëkk bi côté boobu la érosion bi commencé laal daal mais bu passé foofu moom alhamdulilahi rabil alamin foofu moom bëgg nañ kuñ ci dimbali. comité bi day bon dañ ko fi teg def naa depuis booru les années 2000 pour mu dajale kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi yëpp di ci liggéey. parce que dëkk boo gis aussi dañ koy fokk ay loxo téye ko donc comme am na kuréel yu bëri yu yëngu ci dëkk bii nag dafa nekk boo xam ne day coiffé ñëpp daal ñëpp maanaam association xale yi. enseignants yi étudiants yi mag ñi ndaw ñi góor ñi ñëpp la ñu dajale ci comité boobu. ah dëkk bi moom dox na bu méttee métti sax de wax dëgg yàlla dox moom am na ñu ngi sant yàlla bu baax parce que tey boo xoolee bon nit ñi ñuy dëkk ak nii dëkk bi demee nii wax dëgg yàlla avancement am na bu baax ah man mi di wax ak yow Popenguine laa doon jànge primaire ñun ñoon xëy fële ci bu ngay dugg ci biir dëkk bi dafa amoon dex da ngay soobu ci dex gi pour dem ah dem nañu ba. jamono toll fu ñu créé suñu école bopp dem ba créé waat beneen école 2 léegi ñu ngi am nañ fi EFA am nañ collège sa kaw ñu ngi commencé am ay cadre waaw donc loolu rek mandarga la ci dëkk bi habitat bi aussi ni ngeen ko gisee nii changé na bu jëkkoon ay sàqet ñoo fi nekk waaye léegi xale yi même di ngay gis xale yoo xam ne amuñu sax ay 25 ans 20 ans la ñu ngi commencé di sañ ci kër tabax en dur
yooyu yëpp moo waaw géej gi rek fii moom géej gi daal moo fi ëpp doole bien sûr que am na ñoo xam ne ñuy liggéey si kaw des enseignants ñi liggéey santé wala yu demee noonu des militaires des gendarmes ñëpp am na fi waaye daal géej gi daal mooy activité principale fii. dëkk bi ràññee nañ fi dal wax nañ ko ba noppi mbiicoo ak mbaalu moom néew na fi waane am na luy ñuul ci soow mi lu ñuy wax lii di sàccum jur gi jóge gu fi jigéen ñi ñoom ñi ngi wéy di am ay jafe-jafe financement ak ay jàppale wala sax ay jumtuwaay yi nga xam ne dinañ fa mën a jent seeni jën ndax mu bañ a yàqu wante nag li gën a raglu ci seeni wax mooy daal li nga xam ne xewoon na fële ca Diass ba ñu defaree aéroport bu bees bi ba noppi nga xam ne daal waa dëkk ba ci seeni wax dañuy wax ni gisuñu bu baax seen bopp ci aéroport bi loolu nag xew ca dëkk boobu nga xam ne soriwu leen dara ñoom loolu bëgguñu mu dikkal leen benn yoon. liñ si xaw a am appréhension mooy li dal fépp foo xam ne rek état installé na fu projet mooy affaire dédommagement ak yooyu mais léegi da waxuñu si dara lu leer loolu aussi ñu ngi si woo autorité pour ñu jéem si def loo xam ne parce que ñun dañ nekkoon communauté rurale Diass la fa xew avec l'aéroport on l'a vécu donc lu mel noonu aussi population yi même bu ñu ko waxul si kaw seen xel mu ngi si pour lu mel noonu dal leen donc état vraiment war nañu góorgóorlu def dédommager kii à la hauteur des ku si nekk liñ la xañ daal ñu vraiment jox la ko loo xam ne lu équitable. boo xoolee jeunes yu bëri ku si nekk yaa ngeeg sa gaal yaa ngeeg sa machine te loolu rek entreprise la parce que gaal pour nga am gaal di nga def dépenser lu mat ay 600 000 pour nga am machine aussi di nga dépenser lu toll si 1 million te fii activité principale pêche la maanaam jeune bu nekk kon yaa ngeeg sa entreprise. beneen bi mooy si wàllu njàng aussi tamit am na ay perspective parce que am na jeunes yu bëri yoo xamante ne jàng nañ ba am seen lijaa sax dem nañ université ñu ngi def ay formation parfois di nga gis benn jeune boo xamante ne day jàng bañ naan waaw mu bàyyi jàng mi aussi tamit dem géej mais changé na parce que ça a beaucoup évolué par rapport ak passé parce que da nga daan toog ay jeunes déperdition scolaire bu bëri woon na fi trop mais plus ñi di jàng di dem université loolu daf leen di galvaniser quoi day dem ba bu ñu naroon a dem géej sax gis ne gars yi ñu ngi dem ba université dañuy fas jom continuer seen jàng. li nu bëgg mu yokk fi bari na parce que jigéen ñi ñu ngi fi bëgg liggéey te amuñu moyen yenn yi waaw bari na daal financement soxla nañu ko suñu amoon lu ma ni banque boo xamante ne day taxaw fii di dimbali jigéen ñi xamante ne ñooy liggéey ci pêche bi. dinaw nu gënal lool te benn nun ñii en tant que dëkku tefesu Ndayane nu waratuñu am jën woo xamante ne daf nuy sonal nun lu mu gàtt war nañu loo xamante ne bu jën lambee wala oto yi eb ba jën des war nañu am foo xamante war nañu ko mën a denc bu amee benn jour boo xamante ne gaal yi demuñu géej nu génn ko jaay ko xam nga tey nu ngi toog jaayi nu jën bu fekkoon ne am nañu benn sambu fa boo xamante ne mën nañu fa denc jën su gaal yi demulee géej dañ koy génn jaay ka te am loolu am nañu si tuuti jafe-jafe te xam naa suñu musalal suñu maire bii bu jotee lii dinañ si jàppale lu mu gën a gaaw dina ko def incha allahu rabbi. tegum xeer bu njëkk bi jëm ci port bi dafa seexoo ak yaakaar bu bari fii ci tund bi ca ndorteel ba li mu 7,000 xëy dañ ko fi amal te bu dikkee itam dana wàññi xataayu porub Ndakaaru ci fàttali am na téeméeri at ak juróom benn fukk at ba ko kii di Pinet-Laprade amale ci jàppale compagnie bi ñu doon wax messageries impériales port bi ñuy tabax Ndayane Sénégal moom dina ci am téeméer bu nekk ci wàll yi 40 ni xeer bi ñuy seen ca Popenguine saa boo nekkee Ndayane te tudd Cap Naz yaakaar bi fii noonu la toll laata nag ñuy àgg foofu dëkk bi war na saytuwaat bu baax a baax yàqu-yàqu yu bari nga xam ne mi ngi am ci wàllu environnement dëkk bi géej gaa ngi nangu kër yi bekkoor baa ngi yokku xorom saa ngi raafal gàncax bi dex yi ñoom ñi ngi ngaccu mbay mi daanaka amatul ndaw ñaa ngi wéy rekk di couper ci kekk bi
am na fi case des tout-petits bi nga xam ne war nañ ko gën a toppatoo. daanu nag moom dajul suuf ba tax na waa dëkk bi ñoom dafa mel ni lii nga xam ne moom la ñu yor dañu ko doyloo. Ndayane ñëw fi rekk doy na ngir nooyal xol. Birago Diop tudd na ko ci ay léebam. Senghor moom daaw fi géej ndax bëggoon na fi lool. Omar Pène ci boppam way na ko way bu rëy way wi nga xam ne daw na yaram lool te it du këpp gaal benn yoon. Gani Olbangi mu ngoog reportage bu ñu Assane Gueye defal ci tout terrain ci ITV tey kon ngeen seetaan ko noonu muy wax ci wàllu Ndayane. Mamadou Diagne nga nekk sunu gan. Très rapidement laaj bu njëkk port boobule bu weesoo liñ si wax lépp yéen waa Ndayane lan ngeen si xaar exactement. port bi comme ni ko ñu bëri waxee askanu Ndayane ñoom ñoo ko bëggal seen bopp donc li tax ñu bëggal ko seen bopp. ñëpp xam nañ ko parce que projet bu sànq yaa ngi wax mille milliards mais ça dépasse 1000 milliards parce qu'on parle de 3000 milliards buñ koy investir ci dëkk bu mel ni Ndayane donc ñun en tant que population mënuñu lu dul accueillir ko ak suñu les bras ouverts te di ci am yaakaar quoi donc yaakaar boobu lañ ci am te à part ñuy wax port bi sax parce que am na projet yu bëri yoo xamante ne jaar na fa mais population bi dafa wax ne projet yi baaxul ci dëkk bi donc port bi mu ñëwee nag lañ gis ne lii projet boo xamante ne mën na sukkali Ndayane mais aussi mën na développer Sénégal donc dañuy wax ne ku iñaane sa ndono sa deewin ñaaw donc lu mel noonu bu ñëwee ñun li ñu mën mooy ñu accueillir ko parce que xam nañ ne avenir Ndayane ak avenir Sénégal mu ngi ci. avant port boobu lan moo amoon exactement foofu pour ñu xam un peu. waaw xam dëkk yu bokk yu nekk ci côté tefes ñu bari dañuy soxla suuf si dañ koy soxla. da ngay gis ñoo xamante ne dañuy ñëw proposer la ay projet mais projet yi réellement du nekk projet yoo xamante dafay li ko lal lu jub la. moo tax boo defulee attention tuuti rek mën nga leen jox suuf si ñu def fa loo xamante ne ëllëg si biir di nga bëgg a jotaat si suuf si te doo ko mën donc gis nañ fa ay projets yoo xamante ne jotoon nañ fa ñëw lu ko mel ni waa SAPCO jaaru nañ fa pour def fa ay hôtel mais population dafa bañ ak autorités yi beneen bi mooy am na benn société boo xamante ne mu ngi fi Sénégal du ma tudd turam jaaroon na fa aussi tamit bëgg fa jël ay suuf mais population bi dafa bañ. ak autorités yi. oui mais ci wàllu xëy lan mooy différence entre xëy yu hôtel di joxe ak xëy yu port di joxe est-ce que am na différence. waaw am na différence parce que boo xoolee tey ñun Ndayane li ñu gën a yitteel mooy yaru ndaw ñi parce que gis nañ ne boo xoolee dëkk yi xamante ne tey hôtel dafa bari tey boo xoolee dañuy dem ba dañu am problème pour éduquer seen jeunes yi parce que aussi tamit. doo bëgg lu soxali sa dëkk ma nga gis ne bu ñëwee mën na yàq lu bëri parce que éducation dafa am solo. Assane Gueye waaw non loolu lu am solo la parce que am na lu ñuy wax la jurisprudence bu ñu gis ci station balnéaire bu nekk Saly Portudal mais lu jëm ci wàllu infrastructure du port loolu lu am solo la parce que des milliers et des milliers d'emplois en fait lañ fa mën a am te sur le plan même de l'économie ñuy wax émergence ak tout ça boo gisee dëkk yu gën a avancé actuellement dans le monde par exemple la Chine am na au moins 7 ports de grande envergure nga xam ne ñoo jiitu ci àddina bi mën nañu tudd le port de Shanghai le port de Shanghai c'est le numéro 1 au monde ay centaines et des centaines de conteneurs ñoo fay jógee matin midi et soir
fii nii en Afrique le port d'Abidjan le port de Lomé ak tout ça ñoo jiitu Dakar moo tax le port là mën nañ ci am yaakaar luñ ciy bañ rek ñoom wax nañ ko ci biir reportage bi mooy lu dikkaloon waa Diass xam nga Diass foofu lañ def aéroport bu bees bi ñoom il semble que gisuñu bu baax seen bopp ci aéroport bu bees bi parce que liggéey yi ak tout ça parce que et puis liggéey aéroport également dafa am beaucoup de qualification formation ñoom ñi ngi koy wax ci reportage bi waa port de Dakar nee nañu dañ fa installer benn centre de formation xaw ma nan lañ ko tuddee encore il faut les entendre mais lu ëpp solo mooy majoritairement ñoom d'accord nañ ci implantation nouveau port bi port en eau profonde nga xam ne day mën a accueillir lu ñuy wax navire de dernière génération wala nouvelle génération ay navires yu yaatu nga xam ne ay conteneurs yu bëri lay mën a kii ak loolu moo ñuy permettre émergence c'est très très important ils ont raison d'accord nañ ci port bi mais aussi duñu gëmm ba nga xam ne ku nekk rek day ñëw accaparer seen ay suuf parce que l'histoire du foncier béréb boo dem fii ci Sénégal dafa andi ay coono yu bëri donc ñoom d'accord nañ ci port bi ay nit vraiment ñu baax daal laa fa gis et puis reportage bi ay y a que des citoyens ordinaires yu fa nekk ñoom laa jox kii bi joxuma ay politiciens joxuma bien que ils sont respectables ak yooyu yëpp joxuma ministre joxuma keneen joxuma directeur population yi nga xam ne dañ fay dund matin midi soir 24/24 ñoom laa jox micro bi ñu wax seen xalaat ci seen dëkk bi ak ci li nga xam ne moom lañ fa bëgg def. Mamadou bëggoon naa itam ñu wax un peu ci wàllu état bi lan mooy wane lan mooy fësal teewaayu état bi foofu le ndax am ngeen ay infrastructures yoo xam ne nguur gi moo ko fa def ngir ñu gën leen rattaché ci réew mi en fait ndax c'est important itam duñ koy fàtte. wàllu développement il faut que askan wi ñu yëg seen bopp bu baax a baax yëg ni bokk nañu ci réew mi quoi est-ce que yéen chez vous ci Ndayane loolu am na fa. waaw du côté de Ndayane mën naa wax ne état bi sentiruguñ ko fa carrément. boo xoolee autorités yi xamante ne ñoom ñoo yor oui parce que Ndayane commune la dafa bokk ci commune Popenguine Ndayane ñoom ñu ngi def seen kéemtalaay kattan pour développer gox yi ñetti gox yëpp mais tey li ñuy xaar ci état ak projet yi xamante ne mu ngi ñëw mooy ñu gën a jox gëdd commune yu mel ni commune Popenguine Ndayane mais surtout ci biir département Mbour laay wax sax. certes ñu ngi wax Ndayane mais boo xoolee ci biir département Mbour des na état présence am ak infrastructure des na loolu aussi tamit moo wàcc ci ba Ndayane te puisque am na ñu ngi def ay projets comme le port de Ndayane je pense que war nañ mën a gën a jox gëdd commune yu mel noonu. mënoo envisager projet yu toll noonu ñu gis ne investissement ba nga fay def day néew trop. ba nit ñi mën ko jariñu donc loolu ñu ngi ci interpeller état xam nañ ne projet bi ñëw incha allah dina indaale yu bëri mais ay par exemple li koy gën a facilité maanaam pour population bi mën see gis seen bopp mooy ñu teg fa ay école de formation construire fa ay hôpitaux ak bépp jumtukaay boo xamante ne population dina ci mën a gis boppam. ci wàllu loisir peut-être Assane certainement ñu war nga ci ce reportage. ci wàllu loisir li tax askan wi di féexal seen xol itam c'est important ay jardin par exemple. àddina lépp rek du xëy lépp rek du xaalis. est-ce que côté boobule Ndayane gis na boppam itam. waaw côté boobu Ndayane mu ngi ci gis boppam parce que autorités yi ñoom lépp lu ñuy def dañ koy tënk. dañ ciy réfléchir. maanaam tey dañ ciy xalaat parce que tey parce que il faut moo wax commune Popenguine Ndayane. parce que Ndayane dafa bokk ci commune. xam nga tey autorité bu ñu demee bu ut plan d'urbanisme directeur commune Popenguine Ndayane boo xam ne dafa jox wàllu bu am solo ci wàllu dëkkuwaay dafa am benn
dafa am solo parce que commune bi am na plan d'urbanisme directeur donc ñu ngi construire ay espace de loisir ñu ngi construire ay jardin donc te xam naa ne espace yooyu aussi ça sera équipé comme ay foo xamante ne nañ fa mën a toog di connecté wu ñi mën a def ay na la tudd ay salle yoo xamante ne dañ si def ay outils informatique yooyu yëpp comme ça ñu mën ko utiliser quoi ay xarala voilà donc loolu yëpp si programme autorité yi la ñu ngi ñaan yàlla aussi tamit mu gën a gaaw quoi waaw mu bar parce que dañu nekk commune boo xamante ne amuñu doole trop te day baax aussi tamit état aussi tamit mu di leen soutenir quoi. mais justement est-ce que commune bi am na itam ay ressources ndax xam nañ ne xëy na nguur gi Assane wàllu commune dina la jàppale mais foofu itam nga am ay ressources yow ci sa wàll. waaw xam nga commune bi am na ay ressources mais ressources tax ko demee noonu ñun commune Popenguine Ndayane commune bu ndaw la 2019 la juddu donc y a du travail à faire pour ressources yi gën a mën a am doole am na travail de terrain boo xamante dañ ko war a def parce que commune bu ndaw la dañ koy mettre en place de pas à pas. dañ koy tete voilà. Assane Gueye peut-être ajouter benn kii parce que dinañ ko gis ci reportage am na benn phénomène bu fa am. bu ñuy tuddee érosion côtière. du côté Tilène. c'est benn partie la. mooy géej gi génn di nekk suuf si. voilà mooy nangu kër yeeg yooyu yëpp quoi c'est ça. parce que voilà loolu balaa ñuy tabax le port là yaakaar naa war nañ ci jublu. parce que kooku. ci dérèglement climatique yi parce que le niveau de la mer là mi ngi monter foofu ñi ngi fay def port mais il faut aussi ñu toppatoo nit ñi seen dëkkuwaay ak tout ça parce que fële la commencé woon fu ñuy wax beneen côté bi parce que def nañ fa une digue ba ñuy tabax en fait ba ñuy rénover le palais foofu def nañ fa benn digue de protection boo xam ne moo sauvé une partie de Ndayane mais beneen wàll bi géej gaa ngi koy nangu. te palais bi du askan wi kilifa yi la. waaw non palais bi sax c'est important. ak tout ça mais booy defar aussi. da ngay sóoraale le maximum nga xam ne ñëpp dinañ ci mën a gis seen bopp quoi. ça c'est très important am na beneen affaire bu fa am aussi mooy Jakarta xale yaa ngi songu Jakarta foofu parce que dañ koy alterner un peu ak napp bi. Jakarta dëkk boo dem léegi. même fii Dakar mi ngi fii. en fait booy xool. les autorités dafa mel ni mënuñu ci dara parce que débouché emploi xale yi amuñu en fait amuñu liggéey ak tout ça Jakarta la ñuy kii Jakarta nag man je suis bon du ma ne dama contre Jakarta ak tout ça mais lu ñuy wax gâchis yàq waaw parce que jeunesse ci affaire culture la war a féete affaire littérature affaire science ak tout ça mais dawal Jakarta loolu échec c'est un échec total boo demee Thiès boo demee Kaolack boo demee Ndayane boo demee feneen ak feneen mi ngi foofu Jakarta matin midi et soir échec collectif loolu il faut que responsable nos autorités là ñu ubbi ci seen gët bu baax parce que vraiment lu ñuy wax góomu robaale c'est un cancer pour moi. Très rapidement xam naa ne sax sunu émission jeex na ba noppi Assane mais laaj bu mujj Mamadou Diagne mooy tey bu weesoo pooru Ndayane est-ce que am na yeneen projet yoo xam ne soxla ngeen xëy na nguur gi jàppale leen si wala lépp daal port ba la. non lépp du port bi parce que port bi aussi tamit mënul régler à 100% suñu bëgg-bëgg donc port bi day indi ay mbiram aussi mais du côté autorité yi aussi tamit ñoom dañuy def seen kéemtalaay kantan pour créer ay infrastructure d'ailleurs ñoom ñu ngi si lancé boobu te boo xoolee tamit biir Ndayane bari na ay jeunes yoo xamante ne tey xaaruñu état si ay infrastructure parce que Ndayane dafa nekk dëkkuwaay boo xamante ne tey dañu yàgg génne seen poste di defal seen bopp parce que ku dem ba tabax jumaa joo xamante ne c'est ça tourne autour de 100 millions et poussière donc kooku yaakaar naa état bu la fekk see sax bu la fekk sewul sax yaa ngi liggéey mais état dafa war a ñëw fekk say population bi
parce que communes yooyu si Sénégal lañ bokk. beneen bi tey mooy école yi xamante ne tey mu nga fa tey mën naa wax ne école yi nekk Ndayane population bi ñoom ñoo ko commencé avant état di ñëw. par exemple boo xoolee EFA tey am na école franco-arabe bu fa nekk tey la fa nekk mën naa ne si population bi la jógee ñoo construire te pourtant école boo xamante ne état moo ko fa teg mais jusqu'à présent gisuñu participation état donc mu nekk ay yoo xamante ne ñun loolu dañ siy interpeller état à travers ay ministères am à travers service technique am ñu xam ne Ndayane commune Popenguine Ndayane si Sénégal la bokk ñu gën ko jox gëdd quoi. buñ ko basé wu si port bi kese parce que port bi avant muy ñëw dafa fekk ay nit ñoo xamante ne géej gi lañ yaakaar ñu ngi dem si géej gi di mën la seen bopp xaar ñu kenn si dara parce que tey kër goo gis am na gaal am na entreprise boo xamante ne si lañ yaakaar. jërëjëf Mamadou Diagne nga bokk ci jeunesse bu Popenguine nga nekkoon sunu gan ci bile tout terrain bi ñu jagleel Ndayane di la gërëm bu baax a baax yu itam Assane Gueye nekkoon ab numéro bi ñu jagleeloon Ndayane prétexte bi li ko waral ci wàllu jamono moom mooy port bi nga xam ne njiitu réew mi président Macky Sall lancé na travaux yi foofulee nekk ci diwaanu Ndakaaru di leen gërëm bu baax a baax encore une fois ci seen kóolute ci seen ànd ak ñun tout terrain ITV di leen jox incha allah dig daje fan yi ñu dëgmal ngir ñëwaat ak yéen ci yeneen i sujet jaa ngeen jëf.